suñu mbokk sénégalais yi ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajëfal bu baax topp bi ngeen di topp Sen TV tey ñoo ngi Géejawaay Sam Notaire fi nga xamante ne Amy Dia foofu la dëkk ñu arrêté woon ko foofu ñu ñëw seet si famille am pour waxtaan ak ñoom ku baax nuyu nañ la ñu bàyyi la nga nuyoo nga présenté wu. waaw maa ngi nuyu ñëpp di jaar ñëpp maa ngi tudd Adama Dia di frère si Amy Dia. ok loo leen bokk yéen ñaar. man ak Amy Dia ñoo bokk ndey ak baay mooy suñu taaw yaay. mooy seen taaw yaay. est-ce que mën nga ñu expliquer arrestation bi nan la demee. voilà man jour bi dafa fekkoon ma liggéey 5h vers 5h 6h laa wàcc. ban jour la woon ak ban bés la date bi. mardi le 12 ci laa wàcc vers 17h ñëw ci kër gi fekk fi foule bi ma laajtee lan moo xew ñu ne ma waa police centrale ñoo fi ñëw en civil jàpp Amy yóbbu ko te amuñu mandat d'arrêt amuñu mandat de perquisition ni rien du tout. voilà ñu jël ko noonu yóbbu ko loolu lañ ci am. yow bi nga ñëwee fekk nga ñu yóbbu ko. bi ma ñëwee fekk naa ñu yóbbu ko ba pare. waaw ko waa koñ bi laa fi fekk ñu nekk ci biir kër gi koñ bi yëpp fees dell. ku nekk di wax. tey lan nga ñu mën a wax ci Amy Dia muy sa grande sœur. voilà Amy li ma mën a wax ci moom bëri na ndax daanaka mën naa ni moo ñu yar mooy sama taaw yaay nit ku baax la ku am diine ku am lislaam koo xamante ni bëriwul ay futilité Amy liggéeyi wàcc. su nekkul ci loolu temps libre am mi ngi koy consacré ci politique surtout Ousmane Sonko les patriotes Pastef waaw ci lay consacré ay temps libre am ak jaamu yàlla œuvre ak sociale daal ku yëngu woon la ci affaire sociale waaw ci lay dox. moom ci administration lay liggéey. ci benn entreprise de la place en tant que assistante de direction. moom lan lañ koy toppee. liñ koy toppee daal li ñuy wax affaire terrorisme atteinte à la sûreté de l'État waaw yooyu daal lañ koy toppee di financer ay terrorisme waaw loolu ma ci jàngat daal. waaw xanaa moom borom alal la. non parce que mënuma ni wax ni borom alal la ndax koo xam ne sa kër yaay nga dëkk amoo oto booy liggéey da ngay dugg bus kooku doo borom alal. si yan situation la nekk présentement moom. mi ngi ci loxo yoon. mais est-ce que moo ngi ci jàmm bu baax. d'après li mu wax. bi mu waxtaanee ak sama yaay nee na ko fi mu nekk. waaw xam nga prison mënul am jàmm mais dinañ seetaan télé waaw loolu daal laa ci mën a wax mais prison moom mënoo koo waxee neen ba mu doon jàmm. voilà ndax nekk ci prison wu loo fa am ci jàmm it yow ci stress la lay fekk. waaw mi ngi sant yàlla daal laa ci mën a wax. yéen bi mu nekkoon ak yéen état de santé am normaloon na. elle ne souffrait d'aucune pathologie xamaluñ ko feebar bu Amy di souffrir. donc ba muy dem ci kaso bi dara jotu ko. dara jotu ko. voilà. dara jotu ko. waaw vu que situation bi demee na nii yéen ngeen bokk ak moom ndey ak baay nekk ci famille bi ban appel ngeen di lancer état du Sénégal ak situation Amy Dia. ñu bàyyi jàmbur mu ñibbi ci këram parce que Amy xamul violence Amy bu weesoo affaire sociale. te mbaaxam ak seddam moo wa tax mu gën a yëngatu ci affaire sociale di dimbalante di dimbaliwaate kon ku mel noonu mérité wul prison mérité wul kaso d'autant plus que yi ñu koy waxal yëpp ñun daf ñu jaaxal lu ñu bett la parce que mënoo nekk ak nit mu nekk ci jàmm nekk ci ay activités politiques comme tout un chacun nga xëy suba teel séparé ko de sa famille ay njabootam ñëpp nga yóbbu ko ci kaso boo xamante ni nii ñaar ñu ko fa jiitu kenn ki dee na ka ca topp nee nañ disparaître na dafa feebar dañ ko torturer yooyu ñu téye ci sa mag ci condition yooyu. donc yéen seen xel dalul fi mu toll nii dalul mënul dal ndax ni situation bi demee la kenn kuñ ci wowoon sa mbokk ci condition yi demee nii dégg sa fit dina tiit. donc monsieur Dia présentement yéen seen xel dalul. voilà mooy li ma la wax léegi rek suñ xel mënul dal ndax ñu arrêté sa sœur. mu doon jigéen benn xamul lu bëri ñu jàpp ko te ñi ko jàpp ñiñ jot a jàpp ñëpp nee nañ kii dee na kenn ki ci topp dafa disparaître mais xam nañ ni nekkul ci jàmm ñu wëlbatiku teg ci sa mag kooku mënoo nekk ci jàmm c'est pas possible waaw di nga ci xalaat lu nekk waaw. yéen ay mbokkam ngeen wóor na leen ne liñ ko jiiñ defu ko lan ngeen yaakaar ne moo nekk ci gannaawu yëf yi. d'abord connaissant la personne soo xamee Amy xam ne ay ayubam ay affaire terrorisme ak ay luy sànq nit wala muy gaañ nit
xaj na ñoom ñi ko wax ñoom ñoo xam lan mooy terrorisme. beneen bi si topp mooy coordonnatrice vice coordonnatrice la ci Pastef Sam Notaire ku wax coordonnatrice coordination xam ne day coordonné lan lay coordonné ci liñ ko si gën a jiiñ mooy affaire xaalis day joxe fii day jox kii ak kii ci coordination loolu mënul ñàkk ci ñi xam. il paraît que ñoom dañu créé woon benn groupe force spéciale. non force spéciale groupe WhatsApp la si li ñu am ci information yi ñu am force spéciale ab groupe WhatsApp la rek ay xale Pastef yi ci nekk di militaire Ousmane Sonko mais loo vulgariser mu vulgaire loolu kese la mais ñëpp xam nañ ni Pastef il s'autofinance sama dërëmu kële ak bonne volonté yi gëm li Ousmane Sonko nekk ñoo jël seen xaalis di leen jàppale. soo nekkee coordonnatrice du ñàkk nga ay tee débat yu ñuy animé nga ñu soxla 25000 nga yónnee war nañu louer fii ay chaise wala ñu def fi podium nga jël benn 50000 wala benn 30000 yoo xamante ni dañ lay ordonné nga def ko. loolu mooy code loolu nag bu fekkente ni mooy financer ay terroristes man waxatum ñoom seen wàllu bopp kon dañuy financer terrorisme. kan mooy financer seen i parti boobu moo gën a garaaw ko Ousmane Sonko kii population bi la am. ñoo koy jàppale. ñoom fan lañ jëlee fonds yi ñi ko ñuy campagne yi xamuñu ko. bu ñuy wax occulte fonds sombre kay fonds yooyu la ñu war a wax. ndax ku dugg ci politique bi tey boo nekkee ci camp présidentiel doo tële dara. doo tële dara ñooñu defe naa ne bu ñuy wax ay forces occultes kay foofu lañ ko war a seet. donc situation bi métti na si yéen. yan kaddu ngay daanale en tant que sa sœur. mooy sa taawo yaay ban appel ngay lancé pour situation bi ñu mën ko libérer. waaw li may wax daal mooy surtout population bi laay njëkk a def appel. képp koo xamante ni daal yaa ngi dox ci njub di dox ci loo xamante ni nii tu es contre l'injustice dañ lay woo di la wax ñu lay tàllal suñu loxo nga jàppale ñu ci suñu situation bi ni nekk parce que jéggi na day te doy na waar loo xamante ni ki ngay xeexal xamoo ko doo gis ñu ni la diw mii la joteel diw mii la koy te xanaa gouvernement loolu defe naa ni du lu ndaw ba kuñ ci mën a woo rek kuñ ci mën a jàppale yaakaar nañ la ci. ku baax ñoo ngi leen di nuyu di leen massawu Amy Dia ngeen bokk ak moom ndey ak baay situation bi dal si kawam moo waral ñu sees si leen ñu bàyyi la nga nuyoo ak internetu Sen TV yi. waaw asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di jaajëfal ñëpp di nuyu waa Sen TV ak ñëpp ñu ñuy déglu di ñu seetaan man la Ndofène Dia petit frère Amy Dia ñoo bokk ndey ak baay. Ndofène yëf yi loo ñu si mën a wax. bon yëf yi li ma leen ci mën a wax moom xam naa du bari noonu parce que xam ñi fi jot a jaar am na lu ñu ci wax lu bari mais daal li ci jot a xam mooy affaire bi ñëw na nekk lu ñu berte parce que le jour bi muy am la mardi 12 dafa fekkoon may liggéey xam nga après lañ ma woo sama sœur bi woo ma wax ma li xew foofu noonu laa bàyyee sama liggéey continuer dem directement police mais bi avocat yi ñëwee aussi tamit wax liñ ko téye bon instant boobu moom après dama découragement bu doy waar. avocat yi lan la ñu wax. avocat yi dañoo ñëw ma ne leen anamu maire bi ak sama frère bi Mamour ni ma mi ngi ci biir nee nañ avocat rek moo ko mën a gis ma ne ana avocat yi ñu ne woo nañ leen nee nañ dañoo jàpp ci ay séance lañ nekk dinañ ñëw ñu toog ba 21h ñu ñëw dugg 5 minutes 10 minutes ñu génn ne dañ leen di toppee pour l'affaire des 11 ma ne ko lan mooy l'affaire des 11 mu ni mooy les forces spéciales là moom lañ koy toppee terrorisme. Financement du terrorisme atteinte à la sûreté de l'État ma ne waaw après instant boobu moom après waxatuma tellement que ni affaire bi dafa lourd ba. amatul moom central la woon. police centrale c'était les 21h affaire bi lourd après poids boobu lañ ñibbee xam nga nelawoo yeewu waale ko xamoo foo jëm ku ko dégg rek xam nga après mooy loolu affaire bi day metti boole mettit ak jaaxle. te tellement que ni ay charges yoo xamante ne ni nga teg ko ci benn nit ku aussi innocente kel te nit ki moom boo juddoo boo màggee ak moom yaroog moom muy sa mag kenn di nga xam lu mu capable ak lu mu capable dem naa ba ni est-ce que du man mii sax lu ñu ma ko jiiñoon lay gën a jàll ko moom que en tant que góor ci lay gën a jàll ko moom jigéen ak ni ma ko xamee après ci laa ni bon lii mënul nekk xanaa kay jéem a toog xool affaire bi muy évoluer lii mënul nekk ba jusqu'à présent aussi tamit man jamaa jàpp ni nekkul te mënul nekk te li may wax aussi tamit du waxantu quoi. que nit ki boo ko xamee rek di nga xam li mu capable ak li mu capable. koo xam ni moo la yar aussi. donc ñi ñi jàpp yëpp moom rek moo si jigéen.
waaw ci li ma gisagum ci ak va et vient yi ñu def yëpp que da ngay tasanteeg ay nit yu commissariat yi pas plus tard que hier bi ñu demee di wut këyit te gis nañ fa benn femme moom aussi tamit dañuy waxtaan ba mu yàgg rek mu ne man sama jëkkër lañ jàpp ci ñi jàppe woon place bi CEDEAO ci la bokk échangé nañ tuuti pare moom tamit mu wax ñu li mu dund lu metti aussi tamit waaw mu nekk lu doy waar mais waaw jusqu'à preuve du contraire yaakaar naa moom moo ci nekk bu mu jigéen. ok fan yi gis nañ ay information yoo xamante certains quotidiens ñoo ko bind ne moom c'est-à-dire liñ koy tuumal nangu na ko quoi dafa avoué est-ce que loolu dëgg la. bon loolu dëgg man bi ma ko liiree sax après dafa ma def ay parce que maa ngi doon liggéey après laa woo sama benn copain ni ko jëndal journal bi nga liiral ma ko ci biir mu ne ma non loolu bu ci dugg parce que man jënd naa ko ba liir ko mu ne ma y a rien dedans. ma ne ko bon mu ne ma non y a rien dedans ñii dañuy wax noonu rek mu ne ma amul dara loo xam ni mën na la am fenn fu mu la teg. ma ne ko kon baax na bi ma demee aussi ba wàcc ba jëlu journal bi ba lire ko aussi effectivement c'était ça y avait rien dedans te doomu aadama moom man dama naan nit ki kenn du ko gën a xam surtout ki ma jege. waaw te loolu aussi tamit man je savais que ni aussi tamit loolu amul te bi ma ko tey ji yàlla dogal na aussi. ma jàkkaarloo ak moom te bi ma jàkkaarloo ak moom loolu laa ko njëkk a laaj. donc jot nga ko gis. jot naa ko gis tey parce que démb laa am këyit tey laa dem seeti ko bi ma jàkkaarloo ak moom loolu laa ko njëkk a laaj. loo ko laaj. dama ne ko mais yow li ñuy wax nii qu'est-ce qu'il y a lan la après mu ne ma non ne t'en fais pas sois serein lii c'est rien du tout après da ko doon wax sax après di reetaan en tant que jigéen xam nga mi ngi mel ni comme mag yow ni ñu toogee ah. comme mag yow ni ñu toogee nii. xam nga mu toog mu waxtaan ak sama nijaay bi waxtaan ak mère bi waxtaan ak jëkkëram xam nga de façon simple ba pare sax li ñu gën a dalal ba pare sax mu wax ñu sax ay bonté ay actes yu positif yu mu fa defagum ci bi mu fa nekkee vendredi ak léegi. comme lu mel naka. comme ay nit ñoo xam dañ faa nekk ñenn ñi am na ñoo xam dañ ko tëye kooku amul moyen pour dimbali pour woo seen waa kër mu yëkkati mu dem ci xaalis bi ñu ko fa bàyyil mu yëkkati ci jox ko pour mu mën a téléphoner njabootam am na ay yére yu ñu ko yóbbuloon parce que dafa tàng mu ne ñaari yére yi ngeen ma joxoon maye naa benn complète bi ci biir parce que femme bi dama ko yërëm xaalis bi ngeen ma joxoon aussi jëndal naa ko ci benn parfum après mère bi ne ko mais képp koo mën a dimbali ko peut-être que ni li nga am amuñu ko mais koo mën a dimbali ko ah. xam nga ci suba gi loolu lañ échange yooyu rek lañ fa nekkee woon ah. waaw présentement déféré nañ ko est-ce que procédure de défèrement bi jaar na yoon. non boo xoolee ci gis nga li leen nettalee jaarul yoon parce que ci li ñu jàng ak tuut xam nga nit ki tey même boo la tooñee wala nga tooñ ma di nga dem police et puis dinañ la jox këyit ñu ne ñun diw moo ñu yónni jox la këyit convocation de suba wuy sil wala ginnaaw suba wuy sil. mais ay nit ñëw sa kër à l'improviste jël sa mbokk yóbbu xam nga sans rien loolu yaakaar naa man dama naan ci ban monde la ñuy dund léegi quoi. ci ban monde la ñuy dund. loolu moom donc bi ñu koy jël ci amul convocation amul kiit amul dara amul rien dañoo ñëw ak force. heureusement ñu nekk ay nit ñoo xamante ne nii am nga nit ay temps moom boo amee kilifa rek lu mu metti sa kilifa bu la nee bàyyi da nga war a bàyyi. te aussi bi kilifa bi génnee bi mu nee bàyyi leen ñu yóbbu ko ñu ànd ak ñoom dem après ñëpp a bàyyi parce que moom mi xalaatul boppam mi ngi doon xalaat ni bugg ci waa koñ bi am ci problème parce que koñ bi bu ñu ñëwee tenir tête ñu jàppale ci ay xale yóbbu day gën a métti moom bëggul waa koñ bi am problème. mu ngi bàyyi leen ñu yóbbu ko ñu ànd ak ñoom te noonu lañ def aussi ànd ak ñoom. dem boo nekkee garde à vue ñu war la déférer PV da lay accompagner est-ce que moom jot na signer PV. est-ce que moom am na satisfaction bi nga xamante ne police proposé nañ ko PV bi nga xamante ne moom déglu nañ ko. waaw bon parce que ci jour boobu ci ay éléments parce que le jour bi ñu ko waroon déférer après dafa insister ci avocat bi ñëw avant ñu koy jàllale après mu woote jëkkëram woo ma man personnellement ni ma ani avocat bi ne ko amee daf ko soxla parce que ñu ngi koy waaj a yóbbu xam nga peut-être c'est sûrement que ni lu mu tenir à cœur la après moo woo ko mu ne ma maa ngi nii ci yoon bi di dem. après bi mu demee après ne mu gis ko après wax ak moom mu wan ko lépp mu ne ko apparemment après c'est bon après laa ko woowaat mu ne ma li ma gisagum yëpp depuis le début amul dara lu ñu ciy plaindre après mën nañ ànd ak moom dem. donc moom li mu signé ci PV bi moo ko wax quoi. waaw d'après ak li mu ba vendredi. bi muy dem loolu la. ok mais après aussi tamit ci ay confidence d'après moom
ni mu gisee après mi ngi ci doon junj parce que il paraît que y a des textes préfabriqués yoo xamante ne nii dañ ko faa tegoon te nee na il paraît que ci li mu gis dañ koy distribuer bépp nit bu ñu jàpp ci lii nii rek après dañ la koy jox di la ko bëgg a pousser. moom texte yooyu da ko refusé. da ko bañ catégoriquement. catégoriquement. waaw catégoriquement waaw. est-ce que jot na jàkkaarloo ak àttekat bi. waaw yëpp mais de façon bref de façon bref parce que vendredi dafa dem rek nee na mu gis ko xam nga ni ko instant bi vu les élections ak dëkk bi ni mu demee xam nga da koy geler les trucs ba jusqu'à après élection. joxewul date nag daf ni après élection législative rek la wax. waaw la koy revoir at. waaw yéen famille bi lan muy nekk seen taxawaay ci loolu. bon sunu taxawaay ci loolu mooy bon benn côté yoon def liggéeyam parce que ci comme souvent dañuy dégg ci nit ñi ci état de droit lañ ne yoon def liggéeyam yoon nag après bu defee liggéeyam nit ñi xam nañ bu deful liggéeyam nit ñi xam ñun nag dinañ user suñuy moyens yu ñu am yi nga xam ne yooyu mën lañ ci may ñu mën cee jaar ci ay canal comme ci canal média yi wax ci nit ki wax ci aussi ci liñ koy toppee te xam ni aussi tamit amul waaw loolu daal lépp loo xamante ne nii daal mu ngi ci sunu yoon may nañu ko te mën nañ ko après dinañ ko def waaw. monsieur Diagne ñoo ngi lay jaajëfal bu baax yan kaddu ngay daanale. kaddu yi may daanale daal mooy que ni Amy Dia sunu mag la moo ñu yar te nit ki bu la yaree dafa am loo xamante ne nii ci xol la c'est de cœur man pas plus tard 2 mois ci ginnaaw ci biir weeru korite gi la ma yàlla may tuut tànk mu nekk jigéen moom laa ko tuddee. te yaakaar naa nit même bu dul mag wala rakk wala keneen nit ku amul ay valeur ci moom bu gisul ay valeur même bu dee sa mag wala sa rakk doo ko jox lu toll ni tur nga koy tudde parce que ay valeur moo ne ci moom mu nekk suñu mag moo tax loolu ñu defal ko te bi ñu ko defee famille bi yëpp dañ ko rafetlu jëkkëram bi mu ko yëgee daf ma woo téléphone ni ma vraiment li nga def c'est un geste noble parce que am nañu fii nekk di jël seeni tur di ko may di ko jox ay borom alal waaw te sa mag la sa lépp la amul mais jox nga ko tur bi c'est un truc noble ma ne ko ñun loolu la ñu xam ci loolu la ñu yore bien vrai que amul mais sunu mag la te am na fenn fu mu ñuy féete man personnellement jouru tabaski laa ko mujjee gis jouru tabaski bi ma ñëwee fii laa fi ñëw ñu waxtaan te dernier mot bi ñu waxante ma ak moom parce que on avait un projet mu ne ma affaire projet bi après foo ci toll te c'est un projet d'un frère bu muy jàppale mu ne ma yàlla na ko yàlla gaaw sotti xam nga parce que instant bi ko yi mu nekk xam nga maintenant te yooyu yëpp ci loolu lañ ko xamee ci surtout loolu lay dox ci man ci loolu laa mujjee waxanteeg moom ci mbiru social ci jour tabaski quelque temps après laa déggaat mardi nouvelle bi am mu nekk nouvelle bu triste nouvelle bu ñu metti aussi. ñu ngi lay jaajëfal bu baax. ok jërëjëf ñoo leen di jaajëfal aussi tamit seen teewaay. soxna si nuyu nañ la ñu ñëw seet si leen sa grande sœur nekk si loxo yoon mu tudd Amy Dia ñu bàyyi la nga nuyoo ak internetu Sen TV yi bu dee am na kàddu loo siy yëkkati. waa bisimilah rahmaani rahim asalaamualeykum maa ngi nuyu internet yëpp maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp xam naa di ngeen ma comprendre puisque bëgguma woon sax wax parce que sama xol dafa fees. lan moo fees sa xol. li ñu def Amy daf ma metti loolu moo feesal sama xol sama mag la maa topp si moom sama mag bu baax la sama xarit la sama waxandoo la mais lii ko dal nii lu ma metti la trop sax parce que xamaluma ko yar laa xam si moom ak teggin ak jullite loolu laa xam si moom. biñ koy jël si fii yaa ngi woon si kër gi. non man Touba laay sëy. donc loolu moo waral nga ñëw. waaw loolu moo waral ma ñëw parce que dafa ma woo foofu ay 18h dama toog ci julli bi jotuma ko pour ñu baalonte àq ma jël sama téléphone woo ko ay 14h laa ko woo jotuma ko ma ne xëy na kon wàccagul. léegi ma bàyyi téléphone bi ba ay 18h ma ñëw fekk ci ñaari appelam ma woowaat ko jotuma ko léegi ki toogoon fii sama doom la
naa ma jël sama téléphone woo ko ne ko naa yaa ngi ma dugalal sama vidéo nijaay yi sama nijaay boobu ma ne ko yaa ngi ma dugalal ay vidéo mi ngi may wax lu nekk dégg nga tooñ nga ma léegi an sama nijaay jox ma ko ma wax ak moom mu ne ma yaay day wax ak dafa am ñu muy waxal ndax dañ arrêté Ami ma ne ko dangay kaf wala parce que moom dafa yab Ami ma ne ko dangay kaf wala mu ne ma ahankay yaay dañ ko arrêté noonu laa ko yëgee. mu nekk lu la metti lu ma metti après ma woo téléphone sama borom kër wax ko kooku wàcc léegi bu mu wàccee ci guddi gi ba ñëw si kër gi noonu lañ fanaanee toog ba bi set ñu fanaanee toog guddi gi yëpp ba bi set nelawuñu ma xëy muy mercredi xam nga du ñu mën a voyager mercredi ñun waa Touba du ñu voyager mercredi ma bàyyi ba jeudi bi ma fanaanee xool ba bët set ma yeewu 3 heures du matin bëgg a génn dem si jumaa ji jël oto mais dama feebar ma tëdd ba sama yaram dal après ci laa génn ay 11 heures ndànk ma jël oto ñëw. léegi yow situation bi lan nga si mën a wax loo xamante ne pour mu mën a dellu si seen yi loxo état du Sénégal. xanaa ñuy ñaan état bi rek barki Serigne Saliou mu ñu yaakaar tey ak ëllëg ndax ñun suñu papa yëpp ci daara Serigne Saliou lañ nekkoon fa lañ jàngi ba man mii ma fi laa jógee sëy Touba waa ko sëñ Abdou Khadir sëñ Moustapha Abdou Khadir di suñu sëriñ ma leen di tàllal suñuy loxo ñoom ñëpp di leen ñaan ginnaaw yàlla ak yonent bi sama xol fees na mënuma sax wax wallahi alazim. ñoo ngi lay masaw bu baax. mënuma sax wax sama xol dafa fees li ma bëgg a wax yépp mënuma ko wax. ñoo ngi lay masaw bu baax a baax. parce que sama mag boobu dafa baax sama doom bi toog nii gis nga ko moom moo ko yor depuis mu fer moom moo ko yore nekk ci kër gi di fayal jàngam ak yéppam ba ni gisoo ko dafa jug daw génn moom moo toogoon dend ak yow dafa jug daw génn parce que day bañ a jooy li ma bëgg a wax yépp sax wallaahi xaasim mënuma ko wax. massa xanaa ñu ñaan ci yàlla suñu borom rek mu delloo si ñu ko parce que Ami jaboot la soutien de famille la ñaan ci yàlla suñu borom rek mu delloo si ko si suñuy loxo ñu koy ñaan barke Serigne Saliou barke Cheikh Moustapha Abdoul Khader. jërëjëf. loolu laay ñaan yàlla delloo suñu ko suñu loxo ci jàmm ak salaam parce que nitu jàmm la. jërëjëf. loolu la ñuy ñaan. amiin yaa rabbi ñoo ngi lay jaajëfal bu baax.